salaamaaleykum ami internet Univers Info TV ñu ngi leen di nuyuwaat di leen dalal jàmm ci chaîne bi nga xamante ni moom ngeen préféré di jot actualité à temps réel tey nag dañu ñëwoon waxtaan si ak ki nga xamante ni ñëpp xam nañ ko ci wàllu xam-xamam ci diine ñëpp xam nañ ko ci wàllu xam-xamam ci lislaam ak actualité yi nga xamante ni da ci faral di wax di ci àddu ci dëkk bi muy Imam Kanté Imam Kanté la ñu dalaloon tey dañ koy bàyyi rek mu nuyoog yéen bokk internet bi ñu soog di dugg ci waxtaan bi salaamaaleykum Imam. maaleykum salaam wa barakaatu maa ngi leen di nuyu yéen waa Univers Info di leen ziar di nuyu ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi suivre seen liggéey di leen seetaan muy internautes yi moo xam ci Sénégal moo xam bitim réew di sawar lool ci tontu laaj yi nga xam ni moo leen tax a jóg ñëw ba fii seet si ma fii ci Point E. Imam dañ koy commencer rek ci li nga xamante ni mooy gestion wu état d'urgence bi maanaam gestion Covid 19 bi ak président Macky Sall naka nga ko gisee s'il y a des manquements lan la doon. alors gestion Covid 19 bi je pense que li ñuy wax ci tubaab il faut être très humble mooy que ànd ceeg woyof ak dal dafa am solo ndax dafa nekk feebar boo xam ni àddina bi yëpp la lëmbale te amul kenn koo xam ni mën nga wax ne. xam nga lépp ci mbiru virus bi doomu feebar bi ba xam nooy jàmmarloo ak moom donc foog làmbatu am ci loolu nekkul loo xam ne Sénégal daf cee wéet même Chine ba mu tàmbalee au départ ñi ko njëkk a wax dañ leen gëmuñ leen woon am na sax ñoo xam ne dañ leen ci dàq am na ci médecin bu faatu ñu doog a def confinement loolu indi ay coow ba léegi ñu ngi coow feebar bi laboratoire la jóge wala ci marché ba kon OMS ci boppam tamit ci départ bi léeg-léeg ñu wax lii léeg-léeg ñu wax lii léeg-léeg nga dégg Trump wax lii léeg-léeg nga dégg scientifique yi seen bopp gis nga jubóowuñu woon dégg nga fi di rawul wax lii ñeneen wax lii kon wax dëgg yàlla man bokkuma ci ñi nga xam ne li tubaab di wax dañuy accablé maanaam bëgg a wax ne kon gouvernement bi ay cuune la ñu xamuñu dara dafa mel ne kon loolu da nga bëgg a wax ni kon Sénégal ñoom ñoo ëpp xam-xam àddina bi yëpp et que gouvernement Sénégal ñoom ñoo war a gën a xereñ ñëpp waroon nañ xam li ñu war a def yëpp waruñ juum ci lenn même France affaire masque yi ba mu fa tàmbalee indi na coow lu bëri parce que au départ ñoom dañu ne woon masque yi amul solo seen scientifique yi maa ngi leen di suivre dañu ne woon masque yi amul solo ñu dem ba mu yàgg ñu ne moo am na solo am ñu wax ne non dañu amul woon masque yu doy moo tax ñu wax loolu ñeneen ñi déedéet loolu dañu xamul woon ne masque am na ci am solo kon loolu affaire gis nga traitement chloroquine bi ñii d'accord nañ ñii d'accorduñ kenn mënul taxaw fii tey wax ne lii ma wax rek mooy dëgg mën naa am li nga wax am na lu ciy dëgg ak loo xam ni njuumte la kon Sénégal man ni ma gisee Covid bi ni ñu ko géré ba fi ñu toll nii gis naa ni li ci ëpp solo jaar na yoon par rapport ak li ñu xam ci virus bi parce que doomu feebar ba tax ñuy wax par rapport ak Covid bi ni mu demee teel nañoo tëj aéroport yi teel a tëj frontières yi dégg nga boo seetee ba seet sax cas bi njëkk am cas importé la après mesure restrictive yi ñu def tamit gis naa ni jaadu na parce que da ngay gis ne mooy mesure yoo xam ne waroon nañ ko def parce que confinement bi nga xam ne dañ ko def Europe ñëpp d'accord ne suñ ko defoon fii ci Sénégal day xaw a metti ndax ñu bëri ay góorgóorlu lañu dañuy liggéey le jour au jour kon foofu tam gisuma fa erreur léegi nag léeg-léeg gouvernement bi soppi ay stratégie loolu tam c'est normal parce que booy jàmmarloo ak dara xam-xam di dolleeku ñu lay wax ne léegi virus bi lii ak lii boo defee masque mën na ci am solo confinement bi ba fii jaru ko et cetera su ko defee li ma wax mooy loolu mooy que kon gisuma ci problème ay mesures restrictives la ñu def suñu defoon confinement dana metti am na ñu doon wax ne suñu ko defoon feebar bi yem fi yàlla rek xam mënoon nañu ko def ba pare mu bañ fa yem dëkk yi ko def tamit taxul feebar ba yem fi mais wàññeeku na Sénégal suñ ko defoon dana metti ndax économie Sénégal informelle bi nu mu tëddee ba foofu gis moo fa erreur am na plan de résilience bu gouvernement bi voté def état d'urgence foofu yëpp gisuma fa benn erreur wax dëgg yàlla man duma koo xam ni damay tout le temps ne dañuy dal ci kaw gouvernement bi wala nangam mais man lu ma gis ne jaadu na gouvernement bi def ko ma ne jaadu na lu ma gis ne jaaduwul ma ne jaaduwul te même suñu ma expliqué ni jaadu woon na tamit naa nangu ne xëy na ni ma apprécié woon moo baaxul kon daal de façon globale ba fi ñu toll nii bi ñu demee ba nga gis nit ñi commencé fippu ndax metti waayu ñetti weer bi gouvernement bi c'est-à-dire fii daal ne boo kon léegi nañu libérer affaire circulation bi loolu tam jaadu na parce que effectivement économie bi tam bu doxatul nit ñi bu ñu amatul lu ñu lekk day mujj metti ba pare ñu indi fipp boo xam ni problème de sécurité publique lay mujj doon. mais Imam su ma déggee sa appréciation daf may jaaxal ndax nag cas yi bi mu bareewulee
décès yi bi mu barewulee ba benn décès lañ amoon lañ def li nga xamante ne mooy état d'urgence bi ak couvre-feu bi ñu dem ba léegi chaque jour di nga dégg ñu ni la 100 cas am na comme exemple tey ñu tijjiwaat lépp bàyyi lépp muy jàll kon bu ma déggee sa appréciation ni lépp jaar na yoon daf may jaaxal. non jaar na yoon weddantewul parce que premier cas bi foofu lañ tolloon ci xam-xam fi ñu tolloon ci xam-xam mooy ne que virus bi maladie contact la scientifique yépp ci loolu lañu d'accordoon maladie contact li ngay def pour xeex ak moom mooy fexe ba contact bañ a am kon ñu interdire rassemblement yi interdire circulation yi entre régions yi jaadu na dëppoo na ak xam-xam amul benn boroom xam-xam ci wàllu infectiologie ak virologie. tey la loolu gën a yokk te pourtant tëj nañ leen. waaw mais loolu ci jamono jooju loolu rek la ñu waroon def parce que li nga jot a xam ci feebar bi ci jamono jooju mooy maladie contact la xam nga kon mënoo wax dans 3 mois nii lay demee wala nii mu demee te pourtant il faut mu am loo def benn feebar ngi nii di law xam nañ ne jegente da koy lawal kon li nga war a njëkk a def mooy lan mooy fexe ba jegente bañ a am kon la gouvernement bi defoon ñiy wax léegi naan waaw la ñu defoon ca jamono jooju wéroon na léegi nag stratégie mooy loolu stratégie mooy que da ngay adapté wu selon xam-xam nu muy dollee ko ak information yi ngay am da ngay adapté wu kon nag léegi am na ñuy wax tey fi mu nekk nii cas yi mi ngi yokk dëgg la mais tam am na lu ñu dul wax mooy ne xëy na suñu deful woon loolu kon cas yi dépassé fii tey bu yàgg professeur Seydi bi nga xam ne tey jàppee nañ ko nu mu tuddati jàmbaar héros et cetera lan la waxoon loolu la waxoon nañu arrêté rassemblement yi ñangam nangam médecins yi ñu fi xam yëpp ci réew mi te ñu ay sénégalais comme ñun am fi askan am fi njaboot comme ñun ñoom ñëpp loolu la ñu waxoon te juumuñu woon kon nag bu ñu deful woon loolu kon xëy na tey ji kenn du wax ay 100 cas kon xëy na ay 1000 cas ngay wax ak yeneen comme yeneen pays européens yi ni mu fa demee kon nag pays européens yi ñoom gis ngeen bi ñu defee seen confinement bu sévère moo tax affaire bi wàññeeku de kon nag Sénégal le fait que ñu defoon ay mesures restrictives c'était très juste parce que mënuñu woon def confinement total bu Europe ñu def bu xaw a tolloog suñu réew kon gis ma fa benn erreur léegi nag le fait que cas yi yokku loolu c'est pas parce que dañoo tere rassemblement yi que terewul cas yi kon mënoon na gën a yokk ñaareel ba mooy bi fipp commencé am ak tam économie bi fi mu toll ak transport bi nu mu méttee 3 mois nit toog liggéeyul ak njabootam et cetera gouvernement bi xam ne lii nar na indi beneen problème ak tamit jàkk yi moo am ñu commencé fippu naa dañuy julli par force et cetera lan nga bëgg a def soit nga génne militaires yi ñuy xeex ak askan bi bakkan rot ñu daal ne voilà dictature la dañuy rey nit ñi soit nga seet nooy dëppale ak li nit ñi bëgg te attan ko kon loolu moo tax pour man gouvernement bi ne léegi nañu baissé mesures restrictives yi àddina bi yëpp d'ailleurs fi nekk ni ñu ngi koy def kon amul erreur ci wàllu boobu léegi nag cas yi yokk boobaa nag léegi il faut nit ñu xam lu ñu bëgg soit nañ tëj confinement bu ñu nee loolu ñu ne dañuy dee xiif bu ñu ne kon dem leen contact am cas yi yokk c'est normal cas yi yokk mais bu ñu ne kon gouvernement bi moo def erreur moo tax cas yi yokk déedéet. justement sànq soulever nga question bi nga xamante ne mooy question jumaa ji yow nga bokkoon ci ñi daan def ay poste di défendre position bi nga xamante ni waruñu tijji jumaa yi pour dire risque parce que bakkan mooy priorité tey nga gis ni tijji nañ jumaa yi nit ñaa ngi julli mais ba tey déggoo benn cas boo xamante ni ci jumaa yi lu jugee loolu naka nga ko jàngatee. loolu tam erreur la maanaam waxee ko noonu tam erreur la xam nga mënoo xam ne cas bi ci jumaa yi la jógee wala jógewu loolu tam nit ñi dañ koy wax rek moo tax fi mu nekk ni man tiit naa trop ci li may gis ci post Facebook yi ak yooyu ñëpp médecin lañ ñëpp virologue lañ ñëpp ngi expliquer ni feebar bi lii la risque bi lii la te duñu spécialiste te man en tant que imam awma boobu droit man balaa may wax dara nit ñi duñ ko gis ci samay poste mais man ñi may waxtaanal balaa may posté dara ci domaine bu nekk parce que je suis pas un connaisseur de tous les domaines mais lu ci nekk danaa ci gëstu liir ca la ma cay liir lu ci leerul ci man ma woo ñoo xam ne xam naa leen wóolu leen ci seen xam-xam ci wàllu boobu ni ko alquran waxee fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun ma doog a posté li may posté léegi nag ñi nga xam ne ñoom duñu def loolu ndax taayal wala bëgg rek wax lu leen neex ñoom ñooy def ay raccourcis yu mel noonu mais tey jii masalan nit koo xam ni dafa dem ci benn bërëb cas bi dolleeku mu am cas bi mais loolu il faut que ñu topp ko ba xam yan mooy ay cas contact am doog a mën a xam ndax cas contact yi mu am c'est pas facile nga xam ni ci contact gu mosquée ba la ko amee kon wax ne ci mosquée lañ ko amee wala amewuñ ko ci mosquée lu jafe la en tout cas ce qui est sûr c'est que cas yaa ngi yokk comme cas yaa ngi yokk nag li nga mën a xam mooy que ni contact yi yokk moo tax
te contact yi yokk jàkk bokk na ci loolu moom mënoo ko dindi jàkk bokk na ci yi lu yokk dajaloo mais nag léegi pour wax ne kii ci marché ba la ko jëlee wala ci jàkka ja wala ci bus bi loolu nag moom dafa laaj gëstu ak cas contact yoo xam ne liggéey bu yaatu lay laaj kon mënuloo exclure que ni yenn jàkka yi mën na am nit dem fa daje faak cas bi foofu mënoo tam wax ne loolu foofu la jógee parce que loolu travail scientifique bi mu laaj pour retracer cas yi loolu fu nekk nii du priorité ak en plus jot boobu ak moyens yi muy laaj du yomb kon foofu tam nañ ci tey daal waaw maa ngi jiite sama jumaa depuis Korité bi d'accord mais imam aussi donte woon ànduma ci waaw ànduma ci mais comme def nañu réunion ñu toog ma joxe sama position ñoo xam ni nar nañu indi loo xam ni nga topp leen ci quelque part mooy tax yëf yi tane mais du lu jàll rek dafa neex kilifa bi d'accord kon nag léegi fi nekk man maa ngi jiite foofu mais ñu ngi def ay mesures barrières benn buntu jàkk ji lañ ubbi kuy ñëw da nga indi sa sijaada indi sa masque bu noo doo dugg ba pare boo ñëwee 1 mètre distance ci biir jàkk ji ñu ngi koy respecté. loolu am na solo imam mais ñu seetlu ni imam porteur de voix nga te am na fi loo xamante ni xewoon na fi jamono yële ñu génn muy cas Wally Seck bi nga xamante ni supposé affaire homosexuelle yow yi nga ko doon défendre di ci xeex bañ jox la convocation tribunal ñu jox la citation directe exactement si tribunal yow nga demoon pour défendre li nga xamante ni moom mooy homosexualité fii ci Sénégal bañ mu am fi donc bu ñu demee ba jamonoy tey ñu gis ay xale yoo xamante ni ay xale yu ndaw lañ nekk ci appartement di def naka sudul noonu ba vidéo yi génn ak cas bi nga xamante ni mooy kaawu Rangu boobu ba tey dégguñu imaam wax ci day xaw a doon lu contradictoire ndax bii loxo si poche la pourquoi boobu ba tey dégguñu imaam wax ci. waaw wax naa ci sax mais xam naa peut-être ci ay post wala ci yeneen ay vidéo xam nga tam du saa su ne rek laay mën a topp même thème bi di ci wax léeg-léeg sax nit ñi dañ may conseil côté communication ne ma yàgg wax ci benn thème day mujj dem ba laase nit ñi ba pare réew mi tamit du rek problème mu homosexualité am na fi tamit yeneen actualité surtout bi Covid bi commencé yoo xam ne ay nit a ngi faatu ay nit a ngi sonn yoo xam ne tam su ma nekkee fee encore rek di wax homosexualité am na ñoo xam sax dañu naan mais kii lan moo ko dal obsession bi mu am ci homosexualité donc yooyu yëpp laa ci doon sóoraale mais def naa ay quelques vidéos par exemple je crois que jàmm ji info ñoom Ndofène ñëw nañu fi ci affaire li xewoon ci xale yi fële ci cité Mixa xaw ma ak yu mel noonu ma jot ci am lu ma wax mais ala kulli xaal fan yi rek gis ngeen ne Gabon daganal nañu affaire homosexualité te man li ci doy waar mooy que déglu naa kenn koo xam ni moom sax dafa ànd ci ñu daganal ko mais nee na ni ñu ko defee jaaduwul parce que affaire bi dafa jóge ci gouvernement bi dem directement assemblée ñu voté ko sans débat moom ci boppam nee na moom ànd na ci mais d'accordul ci defin bi loolu rek moo lay wan ancien procureur bu Gabon def na sorti tamit ne lii d'accord ci loolu rek moo lay wan ni kon li may tuddee agenda LGBT ak seen stratégie mooy dañuy dugal par pion xam nga fi nekk nii nit ñi Gabon fi nekk nii faj Covid lañ gën a tal foog naa xoolal ñu profité dugal loi boobu pour daganal homosexualité parce que loolu fu sori la jóge ba pare ñëwee réew mi lu tax ñu bañ débat xëy na dañu wóorul daf leen wóorul ne suñu defee débat dina jàll xam nga kon loolu démocratie moo lay wan kon lii lu am doole la donc agenda LGBT lu am doole la fu sori la jóge du ñu xeeb dara pour dugal benn pion kon nag ñun Sénégal on reste quand même vigilant fi mu nekk nii on reste vigilant par rapport à ça ba nga xam ne lépp loo xam ne daal yëngal nañ ko ci réew mi loo xam ne jar na encore ma def sortie danaa ko def mais mënuma chaque jour rek ma ñëwaat ci même thème bi quoi. mbokk internet yi ñu fàttali leen rek ñu ngi togg ak ki nga xamante ne mooy Imam Kanté macha allah xam-xamam moom ñëpp a ko nangu. defoon nga fi sortie nga ni jël nga ay mesures yoo xamante ni da nga koy def ngir dële fi li nga xamante ni mooy affaire homosexualité. yan stratégie ngay teg pour endiguer li nga xamante ni mooy fléau boobu nga xamante ni ma ngi gerte suñu pays. waaw mënuma wax quand même ne mi ngi yokk Sénégal parce que par exemple xale yooyu loolu ñu def keroog mën nga wax ne ñàkk teggin la ak ay caaxaan mais mënoo wax ne spécialement affaire homosexualité la woon ay góor ak jigéen ñoo fa jaxase woon di def leen neex kon mënuma wax ne depuis bi ñu commencé combat affaire homosexualité mënuñu wax ne que Sénégal affaire bi mi ngi dolleeku waaw du ñàkk nag mu am ay nit yu nëbbatu di ko def loolu mënuñ ci dara mais kon vraiment je ne vois pas qu'il y a une dynamique boo xam ne dañu mën a wax ne homosexualité mu ngi yokk Sénégal léegi kon ñaareel ba tamit maa ngi liggéey ak ay nit am na ay groupe yoo xam ne ñu ngi liggéey ci ay stratégie ñun tamit défense de nos valeurs yoo xam ni bu liggéey bi yembee dinañ ko indi dans la place publique bu dee laaj ay marche ñu def ko bu dee laaj ay conférence de presse ñu def ko bu dee laaj ay contact
au niveau des autorités religieuses ak les autorités politiques ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp nit ñi dañ leen di déglu ñu dem ci ñoon wax leen danger bi am ci lu mel noonu kon loolu ñu ngi ciy liggéey ñun tamit suñu côté stratégie ak côté plan am na yoo xam ne bu demee ba ñor daal lañ koy mën a exposer en public mais entre temps gisuma fi dara loo xam ne daal war na tax ñu ne homosexualité mi ngi nii di gën a avancé ba pare ñi ci doon wax waxatuñ ci loolu gisuma ko. mais imam comment vous faites pour suivre li nga xamante ne moom mooy actualité di wax ci lépp ndax da ngay dem au fond des choses wala da nga ci am aperçu nii rek. lan nga bëgg a wax ci lépp c'est-à-dire. par exemple ndax vidéo xale yu jigéen ñi parce que am na ku la ko posé woon ci sa page Facebook mais ni nga ko tontoo dafa mel ni question bi ni mu la ko posé neexu la te loolu on aimerait bien savoir comment vous faites donc pour être informé. est-ce que mën nga ma rappeler ko ban question la posé pour ñu ko gisul xam lan la. voilà dafa la laaj ndax vidéo bi yow seetaan nga ko. vidéo ban. vidéo xale yu jigéen ñi. ah daa c'est vrai voilà loolu la ma laaj mais laaju bu yemoon ci laaj noonu rek kon du ma énervé dafa am lu mu lëmës ci laaj bi dafa ne imam boo xam ni da ngay seetaan ay vidéo pornographie doy na waar lu mel noonu la wax kon bu yemoon ci laaj bi rek bu ne woon rek imam est-ce que da ngaa seetaan vidéo bi kon du ma énervé te tam dinaa xam lu ma koy tontu mais lam ci lëmasaale mooy wane ñàkk teggin bi kon daf ma bëggoon tiiñal ci nit ñi te loolu du ma ko nangu abadan képp ku may jéem a tiiñal islam may na ma droit ma défendre sama der waaw am na ñoo xam ne ni man dama bëgg a werante coow mais man bu dee ci xam-xam nga ma woo ma dem ak yow ci xam-xam ba fa mu sës ci la ma xam ma yem fa boo ma woowee nag ci bëgg maa tiiñal bëgg a yàq sama der ma défendre parce que islam may na ma surtout que dañu nekk ci réew moo xam ni sax buñ la nee duut baaraam ci dara boo noppee ñu ne kon moo ko def aha lu tax waxul kon nag bu ma laajoon rek ma tontu su ma laajoon rek est-ce que da nga seetaan vidéo ma tontu mais la mu wax moo tax mu énervé ma léegi nag comme yow tam indi nga laaj bi léegi mën naa ci indi beneen leeral laaj bu nekk rek ak lañ koy tontoo beneen leeral mooy que ku am xel mën nga xam ni xam dara du laaj saa su ne rek nga teg ci sa bët walla nga déggal ko sa bopp voilà kon tey ji par exemple vidéo yu mel noonu su amee man am naa ay nit yoo xam ni ñoom ci seen liggéey walla daal daj nañ ci ba seetaan ko te wóolu naa leen xam naa duñ ma woo di wax caaxaan walla di wax fenn loo xam ni amul intérêt parce que tey ji man am na samay nit yoo xam ni amuñu benn intérêt di ma woo naan ma imam am na benn vidéo boo xam ni ay xale yu góor xale yu jigéen ñoo ciy def affaire u saay-saay ba ñu jàpp leen ñooñu dama leen di gëm du soxla forcément ma dem seeti vidéo bi ba xool lu ci nekk voilà kon kooku su fekkoon amoon na yar ak teggin laaj ma tontu ko loolu mais comme dafa ma bëggoon tiiñal man tam ma tontu ko loolu mais kon fi mu nekk nii muy ci loolu muy ci leneen am na yeneen information yu bëri yu may traité yoo xam ne gisuma ko sama bopp directement mais ñoo xam ne wóolu naa leen ñoo ma naan ma imam écoute y a tel problème à Mbour wala tel problème comme xam naa leen wóolu naa xam nañ source yi rek ma def ci sama poste donc j'ai pas besoin di xool benn vidéo bu am ay caaxaan wala léegi itam ma seetaan benn vidéo tombé ci loolu ma gis ko yam ca bu ko defee nag def ci sama poste mais pour cas bi en particulier loo xam ne la ñu bëri ñoo ma ko confirmer ne ma am na ay vidéo yu circulé ay caaxaan moo ci nekk man ne lan moo ci nekk ñu ne ma affaire ay pornographie ay xale yu góor ay xale yu jigéen yuy jaxasoo loolu koy mag dana doy jarul ñu may jox détails yi wax wala di ma seetaan loo vidéo mais imam aussi am na beneen question d'actualité boo xam ne mënuñu fi toog ba jóge fi te duñ ci waxtaan mooy sur la question du littoral qu'est-ce que ça vous inspire waaw gi nga question littoral bi ak problème foncier yi ñuy posé temps yëpp ba ci problème mu Babacar Ngom boobu yëpp noonu pour man li ko indi daal mooy ni Sénégal des nañu saytu bu rafet lépp lu jëm ci affaire suuf si parce que littoral bi benn tefes la rek ci suuf si la bokk c'est un bien commun xam nga ni ñu fi doon xeexee temps Ablaye Wade les biens mal acquis nañu xeexee noonu tamit le foncier mal acquis ak mal géré parce que yooyu tamit mooy sax biens yi gën a am solo ci réew mi boo seetee mooy loolu gis nga xaalis yi ñuy wax ni ay milliards yi xaalis la rek la preuve mooy li ci ëpp sax day rëcc xoola bien mal acquis bi ñu doon xeex fii ci Ablaye Wade bokk na ci li ko daaneel ñaata milliards la ñu delloo si ci réew mi am na loo xam ne rëcc na ba faw te pourtant réew mi ngi fi ba tey suñu tefes mi ngi fi ba tey suñu suuf mi ngi fi ba tey suñu mbay mi ngi fi ba tey suñu gétt mi ngi fi am nañu léegi pétrole nangam naa kon li gën a am solo sax mooy suñu ressources yi ñu am mais xaalis moom tappale daf cee bëri àddina bi yëpp kon nag nañu gën a saytu tefes bi ni ñu ko yàqee nii Dakar corniche bi ba ci Cap Skirring ñu ngi koy yàq ni ñu koy tabaxee baaxul xam-xam laaju ko mandute laaju ko parce que day tere ñenn ñi ñu dem ci plage bi féexlu bu tàngay amee ay benn nit fukki nit rek mën a jël corniche bi yëpp fatt ko nii teg fa seeni vigile kenn mëntu faa dem tabax fa lu dul jeex du xaaj
loolu lu ñaaw la surtout que rawatina day weddante ak li nga xam ni mooy loi bi ci wàllu ni ñu war a protéger littoral bi. léegi nag am na ñoo xam ne ñu ngi xëccoo fii ci Dakar parce que dañoo am intérêt fii ñoom seen bopp ci corniche bi di xëccoo ci seen biir loolu tam attiré na attention nit ñi ne leen attention les courtiers de la société civile ñoo xam ne dañuy mbubboo société civile mais li ñu bëgg rek mooy yëkkati dara nguur gi woo leen ñu waxtaan ci suuf am lu ñu lijjante man am na yu ma ci gis ay lobby am na yoo xam ne gis naa ko ci kon nañu def attention ci loolu population yi nañu xeexal seen bopp seen intérêt ku nekk fa nga dëkk yaa gën a xam la nga fa soxla la fa jig nañu xeexal seen bopp te bañ a nangu nit ñi ñëw naan dañ leen di xeexal te fekk ñoom visibilité la ñuy wut rek ak entrée pour dem ci autorité publique yi pour mën a am lu ñu fa lijjanti pour seen intérêt bopp kon littoral bi dañu ko war a protéger pour les générations futures protéger ko pour justice sociale ñëpp mën ci accéder lu ñu fay def tam na nekk d'utilité publique ba pare na nekk loo xam ne day sàmmante ak li tefes bi attan sur le plan écologique et environnemental. Imam waxtaan bi am na solo encore une fois ñu ngi lay remercier bu baax ci sa disponibilité di la bàyyi nga tàggatoo ak mbokk internet Univers Info TV yi nga xamante ni ñu ngi la doon seetaan. maa ngi leen di encouragé waa Univers Info heure bu ngeen ma soxlaa rek su ma ko teelee yëg ma waajal sama bopp ba recevoir leen waxtaan ak yéen seen i question di nuyu itam internet yi nga xam ne yëpp ñu ngi leen di suivre ci Univers Info di leen wax ne à la prochaine incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. jërëjëf Imam Kanté la ñu dalaloon tey doon waxtaan ak moom ci question d'actualité boo leen seetloo waxtaan bi waxtaan nañ ci point yu bari yoo xamante ni moom indi na ciy leeral indi na ci position am nii lañ leen koy defalee saa su nekk di dem di seeti borom xam-xam yi ñuy waxtaan ci li nga xamante ni mooy jëmale suñu réew kanam c'était tout pour votre émission amis internautes je vous donne rendez-vous très bientôt ak beneen invité merci beaucoup mais avant ça n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube ngeen bës ci bouton bi ñu bind abonné boo leen paree ngeen topp sa notification lu ma ñor la nag lu ma ñor la ngir bokk ci njëkk a seetaan vidéo yi ndax Univers Info dem ci kanam merci beaucoup et à la prochaine